le 29 mai ci stadium Iba Mar Diop mbokk yi bés bi ñu doon xaar agsi na les 15 ans de Ndiaye production 15 ans d'existence d'expérience et de réussite mbokk yi bésu le 29 mai Fallou Ndiaye mi ngi ciy invité ay xaritam ak i partenaire am mbër yi amateurs yi reporters yi communicateurs traditionnels yi képp koo xamante ne ni sponsor nga mës a liggéey ak Fallou Ndiaye mi ngi lay invité ci bés boobu grand combat bi war a dox ci diggante Giro Seras ndaanaan bi war a jàkkaarloo ak Tonnerre numéro 2 trompeur numéro 2 ak Boy Diop ci bés boobu lu ñuy bëre sox numéro 2 ak Farou Jar ak yeneen i combat espoir dinañu am Thiat Seck en live ci digg stadium Iba Mar Diop mu bégal amateurs yi sponsor leader bi nag du kenn ku dul Ndiaye global business. asalaamaaleykum mbokki internet di ci émission bu mag bi di njàngatu làmb tey nag ñu dajal ndaanaan bu mag di Mbaye Diallo nga xam ne entraîneur yi ci Sénégal yëpp moom mooy seen président ma bëgg rek ñu waxtaane làmb rawatina actualité yi nga xamante ne nii ak événement yi nga xamante ni moom la ñu génn yi jàll na yi am avortement ak it nag formation bi nga xamante ni ñoom danañ ko def fan yi yooyu yëpp bëgg naa ñu waxtaane ko donte nag du mën a ñàkk mais dañ koy tënk rek ndax ñàkkoo teewlu dara wóoru ci kon teewlu ko Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di sant yàlla di julli ci yeneen bi di ñaanal samay waajur fañ tëdd gënal leen fuñ jóge di jaale axlu làmb ay kon mi nga xam ne moo fi jóge rawatina tamit Gris Bordeaux taxawaay bu rafet bi mu ci def ànd ak ay nawlem ñu taxawu ko def levée du corps beeg yëpp ñu ngi koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge waaw. waaw loolu am na solo di jaale ay kon nga xam ne moom it démb la ñu jot nouvelle bi di ko ñaanal rek yàlla xare ko aljanna léegi ba ma jotee paala nee na ma ñu ngi ñoonu di ko yóbbu Touba buñ demee ba ñëw buñ jàppee sarax si dinañ ko yaatal ndax njabootu làmb moom dañoo solidaire loo xewle muy naqar wala muy bànneex dañuy ne ci sa ginnaaw bu dee bànneex ñu bokk kook yow bu dee naqar ñu bokk kook yow àdduna nag moo tëddee noonu di jaalewaat it nag suñu doom jooju génn àdduna di Gabou nga xam ne seexu Mama Lamine la joteel saytaani dugg ci ba mu ñàkk barkanam moo tax dimanche bi ñu génn fii ñu toog ci arène nationale looloo waral tax Mama Lamine jotu la bëre combat bi doxoon ci diggante ma Garga 2 loolu nag moo soob suñu borom démb ma ànd ak président Cheikh Niang muy président école de lutte Lamsar ñu dem jaale mais fekk nañ fa yaay ju dal fekk nañ fa woy jur yu dal ñu ne nag ba Mama Lamine ñàkkee bëre ba pare ma nga woon hôpital levée du corps bi mu ànd ca rob ba dem Touba ànd ñëw ci dëj bi lu ñu jàppoon bàyyi nañ ko loolu nag Mbaye Diallo def na am na kàddu yoo ciy sànni. waaw def nañ lu rafet di ñaanal ki fi jógee yàlla xaare ko àjjana te wax ne ñun ay jullit lañ nit du romb bësam xëy na jaar-jaar bi rek yàlla moo koy nammee noonu mais du lu gënal kenn ñi ngi marsawu famille bi di encourager Mama Lamine di ko wax ne ndogal fu ne lay jóge man mii sax bi ma yëgee nouvelle bi xaw na maa bett lool ndax jàkkaarloo ba amoon ca mbaaw man foogoon ne woon naa ne seex booboo gën a dal ndax keroog am na ay objet yu wadd ba ma waxee ak moom ñëw ne ko objet yi dañ koo for ci diggante coow li mu nee na ma montre bi diwa ko moom kii bi diwa ko moom mais yii moomuñu ko ñu delloo ko ñële kon affaire bi bi ma toogee nag dégg affaire bi am mu jaaxal ma lool nga xam ne seytaane fu mu xajul rek lay dugg waaw mais ñi ngi marsawu coono di ko ñaanal di ñaanal famille bi di leen wax ne daal nañu ànd ak dal comme niñ ko defee ak niñ ko waxee di wax ne di encourager tamit Mama Lamine di encourager waat Mama Lamine di ko wax ne toujours rek man li may gën a wax mooy ñun ñi nga xam ne ñooy entraîneur yi doon ay formateur nañuy dajale fans club bi di waxtaan ak ñoom wax leen ne làmb benn jigéen la boo xam ne dafa war a indi gan gi nag mën na doon victoire mën na doon défaite mën na doon match nul mais lépp dañ koo war a gérer léegi nag ci gérance boobu la ñu war a jàngal mbëri jàngal ko fans club bi ba nga xam ne lépp dañ ciy ànd ak dal loolu daal la ñu amoon appel boo xam ne ñu ngi koy lancé di wax ne daal làmb moom fañ koy séentu newu fa mais it nañuy jiital ne toujours àdduna moom la war a xew moom jaam bi mënu ci dara ndogalu yàlla la waaye tamit bu ñu wax ne mais massa sedd na xol mais fajul lépp mais toujours loolu la fi mag ñi bàyyi te moom la ñu doxee te cosaan bi fi mag ñi bàyyi nañ ko namm di ko doxee parce que mag ñi la ñu fekk ñu naan yàlla baax na ak di la wax massa coono kon moo tax toujours loolu lañ leen di wax. waaw loolu am na solo kon ñu ngi bokk ak ñoom naqar wi di ñaan rek ñi ci ëpp ay xale lañ yàlla nañu yeggale seen ndaw ci aljanna àdduna moo tëddee noonu ku matal rek dem yàlla du bind ci fukk rey ci juróom benn ku matal rek dem
bërki dem moo Ndiaye su ma juumul 1 mois ngi nii ngeen doon def formation entraîneur yi su ma juumul am na sax ñu defoon am ñu bees soo ma mënoon a dellu siwaatal ci formation boobu ngeen doon def séquence yi bu ko defee ñiy teewlu xam nan la demee ak nan la tëddee. waaw xam nga formation bi soo gisee ñu ko doon def bari na ñoo xam ne dañuy toog ci siège te duñu maîtriser règlement yi dañ la koy jàngal médecin bi day am tamit séance yu mu def ak yow wan la boo yoree mbër su gaañoo entraînement ci position nangam nga ko war a toppatoowee ci nii nga koy toppatoowee doog a woote évacuer ko bu dee affaire bi dépassé na yooyu yëpp dañ la koy jàngal la tamit affaire administration wan la tamit géew bi ngay indi mbër mi nga xam ñaata mètre la pour booy préparer tactique xam noo koy defee loolu lañ doon jàng yaakaar naa ne beneen bi nag bi ñu doon defaat di mottaliwaat formation yi parce que CNG dafa jël benn matuwaay boo xam ne nee nañ képp koo xam ne defoo formation mënoo toog ci siège yi parce que kuy indi nit da ngay xam fi nga ko jëmee lan moo fa nekk. mais enfin parce que loolu nit ñi yàgg nañ ko jooy kon loolu CNG matukaay la yu mu jël. waaw CNG matukaay yi mu jël la moo tax bi ñuy def affaire bi ñu jaarale ko par ARELS woo ménager yi wax ak ñoom pour ku ci nekk mbër mi nga yor nga wax ko entraîneur am mu ñëw am na ci nag ñoo xam ne toujours dañuy yéex a ñëw mais lu leen ci dal rek ci écrit ba nañu xam ne entraîneur bi deful la mu war a def parce que soo gisee ARELS di ci liggéey dañu leex ne la entraîneur biy ñëw na indaale lettre wane ne écrit bi moom la désigné comme entraîneur et puis encore une fois dañuy féliciter ku mel na Jaxate di féliciter ku mel na Cheikh Niang nga xam ne vraiment bi ñu yëgee affaire bi ñoom ñoo indil seen bu entraîneur seeni këyit ba pare lamb seen poste fayal leen ba pare nag ñun tamit ñëw tamit jàpp lañu sax ci po kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di remercier ANELS waaw di remercier ANELS bu baax di leen wax ne daal vraiment ñu ngi liggéey bu am solo te nañ ci continuer jàpp ci waaw ñu ngi ciy woo ñëpp nag am na ñoo xam ne nag defoon nañ initiateur ñu ne ci affaire premier degré bi am na benn loo bu def seen premier degré mais ñi nga xam ne ñoo des ñu ngi leen di toppatool pour ñu am date pour def seen premier degré ak ñi nga xam ne ñooy doog a def initiateur. su ma juumul am na ñu jiitu woon ba ñu reconnaître ñu am seen i diplôme mais dafa am ñeneen kon diplôme yi du benn. non du benn xam nga dañu lay former ci initiateur ba pare doog la former premier degré premier degré bi dugg na. tey bari na ñi nga xam ne def nañ premier degré mais amoon nañ initiateur mooy beneen catégorie bi doog a dugg nii ñi ñu doon mottali ne ñëwuñu woon ñooñu lañ doon defal initiateur mais bu ñu paree après ñoom la ñuy former pour ñu am premier degré comme ñun waaw. formation bi nan la demee ñiy ñëw dañuy adhéré da nga am somme booy joxe ak ñen ñoo leen doon former. waaw ki nga xam ne moo yor administration wu CNG muy Ñambe Diop mi ngi woon ci formation bi président des arbitres ci affaire chute yi moom moo ko yoroon. médecin wu CNG bi ci affaire médical bi moom moo ko yoroon ci affaire géew bi Khalifa Sow mi nga xam ne mooy directeur technique moo ko yoroon ba pare nag ñu ànd ceeg tamit sunu benn jigéen bu ñuy wax Elisabeth Samb bi nga xam ne c'est un ancien champion moom moo ñëwoon tamit bokk ci formation bi du ñu wax tamit yenn blessures yi nga xam ne ci articulation buy ñëw ak position boo téye mbër war ko gaañ nga bañ a def action ak bu yow entraîneur boo gisee ñu téye ci position bi dawal nga àtte ci entraînement bi balaa blessure di am. waaw loolu am na solo ci entraînement yi mais est-ce que jotul nag bu loolu lépp jàllee ngeen waxtaan ak seen poulain yi ci façon bi ñuy entraîner parce que boo seetloo weer wi ñu génn ak saison bee ñu génn blessures yi dafa bëri te. li ci ëpp dernière minute ngay am blessure indi certificat médical ñu reporté gala ba ñenn ñi ne mbir la ñenn ñi ne seen coach yi la ba pare CNG de lutte promoteur ne na ñoom kenn protégé wu leen est-ce que jotul nag ngeen waxtaan ak xale yi am na foo xam ne bu ñu fa tolloo dañoo war a def rek maintien mais bañ a def entraînement yu dur yi ba yàq événement jàmbur. bon xam nga loolu tey dama ciy lancé benn appel. suñ ci tuddee entraîneurs yi rek ñu ngi tooñ staffu fans yi ñoo indi loolu parce que boo toogee mbër di bëri fii au Sénégal ñu war ko préparer fii au Sénégal parce que seetlul ñi muy dal bu dee 10 9 yëpp ñu demoon étranger bu ñu ñëwee fii la leen di dal. loolu ànduma ci Babacar. ànduma ci neel am na ci rek am na ci. mais bëri na ci ñoo xamante ne ni seen i gala reporté nañ ko te fii la ñu entraîné yéen da ngeen ci am part de responsabilité mun leen cee génn. waaw mottali ba ñuy def mooy li ma la wax parce que làmb dafa am ay réalité parce que da ngay nit ki bu fekkee dafa dem Europe
génn def plus de 3 mois mu dese ko 45 jours mu war a ñëw boo ci génnee samedi ak dimanche yi nga xam ne da ko war a récupérer génne ci jours yi mu war a dem voyage entraînement bi boo ko bëggee accélérer fekk mu am lu mu jël loolu day indi problème moo waral gaañu yooyu di ñëw te dañ ko war a seetlu mooy comme li ma doon wax ci Elisabeth pour wan tamit ne entraîneur bi tamit moom it war na vigilant ba nga xam ne action yi yoo xam ne bu ñu ci jàppee mbër mi ñu bëgg def chute nañ ko jàppale pour rien que mu teel a daw atte leen balaa chute di am nga xam ne gaañ da ciy ñëw. loolu nga wax sax am na solo mais li am solo mooy ku ci mel ni Modou Lo extérieur la gaañoo Gora Sock fii la gaañoo Cheikh Tidiane Niang fii la gaañoo am na combat yu bëri yu ñu reporté même Tigre bu Somone fii la gaañoo ak yeneen i combat mbër yi dañu am beneen staff bu dul yéen lan moo waral loolu parce que ñu bëri fii la ñuy gaañoo wala dafa am wala ngoon gi mooy doon retrouvaille bi ngeen di dajaloo mais dafa am feneen fu ñuy dem di matinaalo ak ñeneen ñu ñuy déglu parce que mbir mi na yaatu rek écrit bi ci la mbër mi ci la entraîneur ci la mais dafa jot nag pour ñu jàppale promoteurs yi parce que ñoom nee nañ ñoom kenn garanti wu leen. waaw xam nga loolu promoteur yi wax man dama cee d'accord parce que préparer sa journée génnee sa xaalis def ci ba pare toog ba combat des une semaine wala 2 jours ñu naan la mbër mi dafa blessé c'est à revoir loolu moom CNG war na cee jug parce que tant que sanctionné muñ ci mbër fay loola ñaari avance wala nga fay journée bi yëpp ba buñ lay saisir IC jël li mu war a jël duñ ko arrêté parce que man mënuma comprendre ñu lay préparer tey combat ñu defaral la sa emploi du temps entraîneur bi da ko war a defar même booy dem la matin man des fois ma dégg mbër ne damay entraîner 4 fois par jour mais 4 fois par jour lan la ko mbër mi mën a entraîner parce que bu fekkee ne da nga xëy def réveil musculaire. yaa ngi doog a ñëw de. yaa ngi doog a ñëw de. bu fekkee da nga xëy def réveil musculaire boo ñëwee da nga war a récupérer boo récupérer diggante 11h jàpp midi parce que boo ñëwee war nga ndékki dallu 11h midi nga yeew dem defi musculation boo ñëwee dallu ba 17h nga war a dem entraînement pour contact mais. tey boo xoolee heure yi ngay entraîner dafa war a wàññeeku parce que dañuy calculer da ngay entraîner 3 fois ci jour bi léegi 3 fois yooyu nga war a entraîner dañuy xool ne dootul doon 3 de 20 minutes wala 3 de 30 minutes dañ koy calculer tënk ko ne kon bu ñu doon entraîner mbër mi dañ ko war a entraîner ci 45 minutes ñu ne nañ ko def 3 de 15 fu nekk jël 15 yaram bi am récupération mu mën a naan lu doy mën a lekk lu doy ba nga xam ne du am benn blessure du yëg benn métit ci yaram bi. waaw loolu am na solo parce que am na yeneen report yoo xamante ni sax. médical lay doon am na ñu ne léeg-léeg sa sëriñ ne la jekkoo nga dem lijjanti médical moo tax ma ne la mbir mi yaatu na am na ñu dal sax ci kaw médecin yi nga xam ne ñooy defal médical yooyu moo tax promoteurs yi wax nga dëgg moo tax sax léeg-léeg bu ñu dee taxawal dañuy obligé taxawal ay ñetti grand combat yoo xamante ne bu benn bi yàqoo nga pousse bi ci des kon nag moo lay wan ne promoteur dafa mel ni li nga wax nga dëgg dafa mel ni promoteurs yi kenn garanti wu leen. waaw xam nga Max dafa am loo xam ne c'est à revoir nit xel rek lay doon. parce que ki nga xam ne moo jël sa doom tette ko utal ko tuur muy am teraanga ci làmb ba dugal la ci kër wala mu jëndal la oto yóbbu la màkka naan sama yaay dafa sonn doomu jàmbur ñëw jàppale la pour nga dimbale sa yaay bàyyi ko moom mënta dimbale yaayam c'est à revoir kon parents mbër yi war nañuy wax seen doom ñi leen jàppale ba ngeen am lii loo leen defal beneen bi mooy man li ma mënta comprendre mooy mbër mi nga xam ne heure bu defet amee dañ naan li mu bëri du yoon mais kenn du ne li mu ngemb du yoon mais kon sëriñ si lan lañ c'est à revoir parce que musumaa gis mbër daanu dañ naan la warul jël coup bi ñu ne nañ defar garde bi li mu bëri du yoon ñu ne nañ defar bëri bi dafa juume fii nangam mais du ma dégg mu ñu ne li mu ngeem bu baaxul wala la mu takk normalul baaxul kon c'est à revoir kon sëriñ bi dernière position la bu ñu nax nit ñi di jéem a indi di leen ñu lay wax ne la bés kiiwul kon tey mbër mu préparé woon takk say jàjj li tax bu téere yi di wadd doo ko for di takkaat kon kay gàllaaj nañu xool li ñuy def te pourtant garde bi dañ koy jubbanti nga koy def mais bu ñu foree téere yi duñu la ko takkalaat yow yaa koy kon affaire bi nañu xool te it bëgg naa am na loo xam ne écrit yi ak école de lutte war nañ cee jël matuwaay ma ciy lancé appel mbëri mais su mbër daanoo ñuy def réunion de critique nañu mbër mi dimbale indi sëriñ bi mu bokk ci mu participer ci réunion bi ñu xool lan lay wax moom parce que musuma dégg sëriñ na la encaissé le coup bi daan ko wala téere wala ndomba gi wala lii ma la takkal waa ji bu la dóoree du metti man gisaguma ko kon kay sëriñ bi bu mu yàq làmb ji na sëriñ ji ñu ngi yàq suñu làmb te it kenn waxu ne li ñuy def amul ñaan fii lañ koy fekk mais nag am na loo xam ne dernière baat bi dañ koy bàyyi yàlla suñu borom yàlla lu mu bind ci jaam bi kenn mënu ci dara gis nga boo jëlee combat yàlla ne doo ci am ndam
boo indi woon fukki médical ak yooyu ñu rapporté combat bi 10 fois teewul bu bés ba jotee boo waree tëdd da ngay tëdd ñaata yoon lañ fi rapporté ay combat nga dellu si ñëw tëdd. waaw c'est juste cri de cœur la ndax promoteur bi mooy bailleur bi mooy investir xaalisam làmb yi les avorté li ci yàqu dafa bëri lool ci affaire médicale ci wàllu blessure kon nag na yaatu ku ci ne am na ci faute mais rawatina acteur bi ndax mbër mi combat bi du la wàcc contrat bi fii ak bëriwoo ko du jeex kon moo lay wane même moom du ko wàcc surtout bu la ko sëriñ fommuloo wala nga forcé ci semaine combat jot na pour ñuy waxtaan ak ñoom man démb sama benn poulain Sadio dama ko gis yaram bi jeex ma ne ko fii ba dimanche bi nga war a bëre bul entraîné na nga noppalu même booy dawi na nga physique rek def maintien di def ay délassement nga bañ a continuer yooyu nag dafa jot nag kon formation bi moo lay wan ne am na solo bu ko defee ñu xam lan mooy dëgg sport rawatina làmb. waaw xam nga max formation bi li tax mu gën a am solo même buñ la ko waxul sax nit loo ëppul doole mënoo koo yëkkati xam nga tey buñ ne la fractionner le poids yow ngay def 90 kilos ñu yen le poids wu 120 kilos munoo wàcc normal munoo ci def dara déjà bu genou bi liggéey liquide bi ci genou bi yaa ngi koy sonal sidit bi ci boppam ni mu war a lemoo wa ko normal ba pare mi ngi def jeu boo xam ne day def tak du wàcc normal du yéeg normal bu ko defee ñu yaakaar ne kii bi nag sidit bi commencé néew doole déboîtement yooyu looloo koy indi épaule mooy yëkkati abdominaux mooy yëkkati bu fekkee amoo doole ji arraché poids bi mu am feneen fu mu dagg ci biir mais loolu erreur la sooy bëre 120 kilos te am 90 kilos li ci des mooy dañ la war a defal tactique bu wóor pour nga daan wàcc ak ñeme adversaire bi parce que nag làmb suñ koy taxawal mbër mi war naa mën a am ñaari tactique moom mii jël avance bi day wax ne dinaa ko daan ci nangam entraîneur ba xalaat ne war nañ koo daan ci nangam mu yóbbaale ñaar su ma defee bu entraîneur bi réussir ma def sama bos wala bu ma defee sama bos réussir ma def bu entraîneur bi mais loolu mais sëriñ bi tey du def loolu dina la su ma la joxee gàllaaj bi nga dóor ko daanuwul dawal génn làmb ji sa 10 pour cent day dem wala 15 pour cent bala ñoo jeexal rek day ñëw ci ñaari mbir benn bi maag yow la moom la ñuy tëjee ndax maag yow dimanche ñoo fi war a wàcc nag fils de Max sama doom la maa ko yor maay ménager nga yor Batista saam war a tëgg ci fii ñu toog ci arène nationale bi dimanche kon maag yow ñooy daje waaye bala maa ñëw fa rek actualité la ñuy ñëw rek Ama Baldé Lac de Guiers 2 coow li bëri na yow noo gisee combat boobu ndax coow li bëri na su ma jumul affaire famille dugg na ci waruñoo bëri ñi ne bàttale la way juróom a ko waxoon yow nan nga gisee combat boobu ndax coow li bëri na nag te lu xew di jàmbat. waaw man foofu dafa am loo xam ne daf ma xaw a jaaxal parce que coow li muy bari ki nga xam ne moo bokk ak Ama Baldé doon tey kilifa ca kër ga muy Jules Baldé nee na papaam loolu la ko dénk na ko bu xale yi bëri mais dégg naa ci sax am na ñoo xam dañuy wax ne bi papa Jules Baldé di dénkaane tudd ci ñooñu werante boobu jaaxal ma ba muy wala ñoom la dénk mais ki nga xam ne moo bokk ci famille moo yor baat bi su ne nangam sama papa bëgg ko te du intérêt personnel am kon na am jëfe bu fekkee nag papaam waxu ko rakkam bëgg bëre moom mu tere ko sax te doon kilifaam rakkam war naa mën a bàyyi mais nag sport dafa war a boole mais warul tàggale man loolu combat boobu combat bu ma jaaxal Sénégal nag bëgg nañ ko c'est à revoir entre la famille mais nag bëre ba pare famille tas wala mu yàq leneen dem topp leen jóge Pikine ba dugg biir Casamance ak Guinée vraiment alalu àdduna jaru ko bëgg bëre jaru ko mais bu ñu duñu mbokk te amuñu ay relation te ñaari mbër yi bëggante te dimanche boo toog bëre woo yaa ngi perte at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar te ñoom buñ bëre woon ku ci ne day gañe yóbbu sa kër état sport moo ciy gañe waaw yow noo gisee loolu. xaritu làmb dafa yombul mbokk ci làmb it bariwul ndax wëllëree koy téye parce que tey bu ne du mbokkam naam Ama ci pël la kële soose la mais tey ci côté bi ñu koy bañ loo mais ñee ay saraxule lañ ñoom Balla Gaye kon duñu ay mbokk kon loolu c'est est-ce que du gën a ubbeeku so Ama bëri woon ak Lac de Guiers est-ce que mën ta tax fa leneen am ca ba ñoo xëy bés ne Balla Gaye ak Ama bu dul ay nag alhamdulilah la ñuy wax mais ay laa ci gën a gis waaw man daal bu dul ay alhamdulilah mais ay laa ci gën a gis waaw ndax combat boobu mën na fee jur ay te it dañ ko war a sóoraale parce que Ama bëgg na Lac dem na ba joxe accord am nijaayam génn na def sorti magu Ama génn na def sorti mais nag Jules Baldé mi nga xam ne mooy kilifa gi nañ ko may nopp ndax am na loo xam ne moom moo ko yor te lu ci bari moo des ca kër ga ndax tey bu ñuy wax Jules ñàkk na papa
mais Ama ñàkkul bàyyi ndax su la fa. waaw li ma mën a wax rek booy buñ dajee combat la bu ñaari mbër yi nangontee mais comme ni ko Mbaye Diallo waxee dama koy nangul bu dee du yàq dara amul benn problème mais bu dee du yàq nag sport a ciy gagné te it ku ci na am ci loo jël yóbbu sa kër ndax ñoom ñëpp ay làmb la ñuy dund pour tedd ceeg seen njaboot Mbaye Diallo. waaw mooy li ma wax rek loolu rek la sport fo la ak ree mais léegi dañuy pratiquer sport mais duñu sportif looloo yàq lu bari te it làmb toll na foo xam ne lii ñu bëgg continuer nii suñu moytul suñu làmb ji dana yàqu parce que làmb léegi dafa gaaw ci juri noonu tey man am na ñu bari ñoo xam ne dinañ ma gis nii Mbaye Diallo président des entraîneurs mais du ñu xam diggante exemple Mbaye Diallo ak Max parce que tey Max suma rakk nga. man tey Max mën na ne maag Mbaye Diallo de culotte au pantalon ndax Max li mu mën a nettali ci man samay grand frère yi ma bokkal ndey ak baay ci âge boobu dañ koy nett ñu ne kon kii bi muy xam Mbaye Diallo xale la te ba may topp ñoom Max di leen fekki mbapat di ànd ak ñoom ay mbuur ñuy bëri ji ay ñàkk rob boobu tey am na man léeg-léeg tey Max damay toog di expliquer dara ñu ne ma noonu nettali nga ci am ma leen pourtant dund naa ko de mais da leen di jaaxal te boobu ba tey kóllëre googu moo fiy dox tey man war naa mën a am soxla ñëw caaro yi dem ba naaje fa man a xaaral ma dem kër Max añ fa naan ataaya doog a ki may xaar ma xaar ko mais tey koo xam ne doo pratiquer woo doo sportif da ngay pratiquer sport doo sportif parce que pratiquer sport taxul nga doon sportif nga ne moytul Mbaye Diallo gis naa ko kër Max mais tey bu Siteu doon bëri mbëru Pikine wala Mama Lamine di bëri mbëru Pikine wala kenn di bëri mbëru Pikine mais loolu bokkul ak dara parce que Max am na fulla ga nga xam ne du ma fa ñëw di fa def lu ñàkk fayda mu may seetaan may toog këram man du ma ñëw kër Max war a doon mag ba pare di def lu ñàkk fayda di fa toogal sama bopp kon c'est à revoir kon nañ delloo si xel yi ànd ak sago te xam ne lamb dafa war suñu sport national la kaf la ak ree bu jeexee jeex na man daal sport warul tàggale su ma gisee kuy xiiru ci sport damay wax ne kii du waaja te it sax dañuy ñaan ku nar a yàq suñu sport bi yàlla boo ci réussir. waaw loolu jërëjëf fi ñuy jeexale rek mooy dimanche ma ak yow la fils de Max Batista foo toll Sam mooy tëgg fii mais Fallou Ndiaye ma nga Iba Mar. li ñuy njëkk wax mooy dañuy wax ne promoteur bi dafa laaj jàppale. parce que ki nga xam ne dafa di jël ay espoir di leen génne mu doon ñaari xale yoo xam ne ku ci nekk waroon nga jël sa yoonu bopp ñaari xale yi nangoo daje mu doon combat boo xam ne Sénégal yëpp a ngi koy xaar ndax ñaari xale lañ yu am jom ñaari xale yu war a dem ñu boole leen tey bu mënoon ñi nga xam ne fekkoo woon nañu diggante Sa Thiès ak Boy Niang nga xam ne teel nañ leen bëgg boole toujours ñuy bañ a bañ ñii teel a nangu pour bëreel ko ñuy wax nag mbëri ñi nga xam ne mooy autorités yi dëkk ak ñoom ak seeni am di jàmm nañ leen jàppale xale yi ci njëgu billet parce que promoteur bi amul lu dul billet te xale yi tamit amuñu possibilité ndax lañ leen fay du dara ndax dañoo bëgg génn di ñaan nag yàlla may ñu ci ndam ndaxte man maa ngi doog a signé grand combat kon nañ ma bàyyi rek ma continuer di signé grand combat. de waaw mën nga signé grand combat waaye nag fa nga xëcc du fa maa yow daje de sama doom ngay daje fils de Max mooy daje fii ak Batista. Batista sama sët la. xam nga Batista sama sët. sama doom la maa yow daje. Batista ki jur yaayam. muy grand Cheikh Thiam yàlla na ko. boole yàlla na ko yàlla na may ndam du ma wax amin man. waaw dama ne grand Cheikh Thiam mi nga xam ne moo jur yaayu Batista. sama grand la ñoo doon ànd ak sama benn xarit bu ñu daan wax Cheikh Sow tey yaayu ki nga xam ne mooy maamu Batista bi nga xam ne moo jur yaayam tey muy Aïda Koné moomu sama doom boobu ñuy wax Pape Koné rakam laa ko tuddee Pape Koné moomu nag yàlla def mu doon sama wëllëre ndax Pape Koné mi nga xam ne maamu Batista la maag moom depuis 75 ba tey ñi ngi ànd yàlla def ma tuddee ko doom tuddee jabaram doom mu tuddee ma doom tuddee sama jabar doom kon daal Batista dafa war a daan rek ñu génn dem suñu yoon. déet foo loolu du ma ko nangu man kay maa wala daan ndax maa gën a doon xale sax nag ko combat bu doy waar la ñaari xale lañ waaye du yomb de te làmb ñu te wax na dëgg combat bu mag la taxaw la doon dox ba jubóog mbër yi am ñu ko woone ko combat espoir bi bëri na combat yu mag yu mu dàq kon moo lay wan ne journée des espoirs la Mbaye Diallo ñu ngi rafetlu toog ak yow ñu waxtaan wax nga ñu ci formation wax nañ ci Ama Baldé ak Lac de Guiers coow li bëri na waxit nag ci tàkkusaan gi war a am fi fils de Max ak Batista Babacar sa kàddu gu mujj. di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi di ñaanal ñëpp jàmm di lancer appel ci fans club yi ne sooy jàppale mbër bu ko lor ndax fii lañ leen di jox jaruñu leen dara regroupement yi metti na te gis nga mbër yi ngi wut lu leen jàppale reliquat yi bari na jotatuñ ko ku fi dajji 16 ñu téye reliquat mbër mi jàppale woo ko da nga koy toroxal
soo bëggee jàppale nit dagg sa billet yàlla def mu bëre su daanoo xool leen dem wala ngeen dem réunion de critique après bu ñu paree ñu wax ngeen xam lu daan seen mbër jarta dajji kii ndax lii ñun ñoo ko moom. xam nga tey mi ngi mel ne nga jug di taj kaar bu oto manqué nit ñi di dox di dem bu ci agression amee yaa ko indi tey tamit mbër mi nga xam ne dafa bëre waxaaleeg ay nawleem ñenn ñi mu war leen a comme sëriñ yi koy ñaanal ci li ñuy wax ñu voyage fu ne uti ay sëriñ ñëw war a génnee seeni sarax ak lépp war a dem xëy le mardi bu ñu leen joxee seen reliquat ñu war a dem fay seen sëriñ delloog ñoom njukkal saafonteeg ñoom nga ñëw ñu ne ko reliquat bi téye nañ ko kon lor nga sa mbër loolu est-ce que jàppale la ñu ngi la wax supporters yi nañ delloo si seen xel CNG bëggul dagg xale yi mbër yi bëgguñu ku leen dagg ñu ngi respecté li ñuy def mais supporters yi li laay war a suuli respecté leen li ngeen def parce que yéen a ngi lor seen xarit yéen a ngi lor seen mbër te it dem ba ñu soupçonné seen mbër ne saa yu ma bëree ñu dajji saisi dem ba promoteur yi ne bu ñu ko tëgg mbër ma toog tardé na ci liggéeyam te dafa bëggoon jàppale waajuram nga toog ba nga xam ne amul lu mu def amul bénéfice pour mën a am kër mu ëllëg mënta mën a yor njaboot te yàgg ko lor ndax daaj saisi ya nga dajji woon kon nag loolu nañ ko xoolaat di ñaan nag yàlla def fi jàmm di ñaanal promoteurs yi di ko teg ci seen loxo président Pape Abdou Fall ak Sam di ñaanal ménager yëpp jàmm di ko teg ci loxo Basirou Babou di ñaanal ancien gloire yi di ko teg ci loxo Màng di wax ne daal lamb ku yokkul da ngaa wàññi lamb daal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñun ñëpp ay sportif lañu nañ ñu bàyyi ñun waa lamb ñu ànd ñun nag mosuñoo am problème bari nañ coow mais lamb amul problème lamb am na coow mais amul problème toujours bu ñu gisee bu ñu waxtaanee du mat 5 minutes ñu trouver solution ànd dem suñu yoon parce que ay rakkay ànd ak seeni mag yoo xam ne dañ leen formé yokku leen ci xam-xam ndax man tey kii ma toogal di def ak moom émission fekk na ma ci mbapat ne ma nii ngay bëree du nii defeel nii te boobu nekkul bokkuñu écrit te boobu ay xaleem laay bëreel samay mag yi nga xam ne tamit ñoo ma formé muy ñoom Balla Beye 1 ñoom Dégol ñoom Pala Diop ñoom Baba Diallo tey dañuy fekk ay xaleem saaleen kon ñun loolu lañ daan àndee bi ñuy wax naan écrit séeréer écrit waalo ñu ne fi boobu école di judduwul boobu làmb benn la am na yoo xam ne sax bu làmb tëjee ñun ñëpp a doon ànd di nawet yi tey da ngay gis mbëru Pikine mbooloo mbëru séeréer mbëru Caaroy mbëru Fass àndandoo dem ci yeneen dëkk wala ci yeneen région pour foraatu fa dara pour luñ taralee seeni njaboot kon nga xam ne làmb ñun bu ko mag ñu yoree rafet na ñun xale yi bu ñu ci des bëgg ko yàq loolu daal ñu ngi ciy lancé appel mbër yëpp di ko teg ci seen loxo président Gris Bordeaux. waaw jërëjëf loolu am na solo comme ni ma ko waxee rek noonu lañ leen koy toppalee ci jàngatu làmb Max Mbargane dalaloon Mbaye Diallo entraîneur yëpp mooy seen président ñu jóge ci formation waxtaane nañu ko waxtaane nañu ci làmb yi yàqu ci ay blessure ak ay médical loolu yëpp waxtaane nañ ko waxtaan nañ ci coow li dox ci de Ama Baldé ak Lac de Guiers numéro 2 waxtaan nañu nag ci combat bi nga xamante ne maa ngi moom ñoo war a daje dimanche fii nag waaw loolu it waxtaane nañ ko bu ko defee Sénégal jëm kanam ci jàngatu làmb di gërëm nag Mansour ci caméra bi di gërëm Mbaye Babacar nga xam ne kenn du moom ñàkkoo teewlu wóorul kon teewlu ko wóor na jërë ngeen jëf waaw le 29 mai ci stadium Iba Mar Diop mbokk yi bés bi ñu doon xaar agsi na les 15 ans de Ndiaye production 15 ans d'existence d'expérience et de réussite mbokk yi bésu le 29 mai Fallou Ndiaye mi ngi ciy invité ay xaritam ak i partenaire am mbër yi amateurs yi reporters yi communicateurs traditionnels yi képp koo xamante ne ni sponsor nga mës a liggéey ak Fallou Ndiaye mi ngi lay invité ci bés boobu grand combat bi war a dox ci diggante Giro Seras ndaanaan bi war a jàkkaarloo ak Tonnerre numéro 2 trompeur numéro 2 ak Boy Diop ci bés boobu lu ñuy bëre sox numéro 2 ak Farou Jar ak yeneen i combat espoir dinañu am Thiat Seck en live ci digg stadium Iba Mar Diop mu bégal amateurs yi sponsor leader bi nag du kenn ku dul Ndiaye Global Business